délégation bi maa ngi ànd ak Amath Mbaye assistant du maire Abdallah Tall donc parrain yi danaa si ñëw damay njëkkee nuyoo bi ñuy nuyu nag ñu ngi ciy jiital góor gi El Hadji Youssouf Sall di ci teg defe naa El Hadji Abdoulaye Sall nekk sa mag bu ngeen déggee noonu nuyu kooku nag kooku mooy waajuru Fatima mu jóge ba Casamance ñëw pour fekke bés tool nii loolu moo tax nuyoo bi ñu ko siy jiital waaye nag yaakaar naa ne li nga xam ne lii moom la doomam liggéey fii defe naa ne gis na ko te loolu mooy li am solo parce que mooy liy defar doomu aadama moo lay defar fii defar la fële kon alhamdulilah rabbil alamin nuyoo bi kàddu gi nag dafa xaw a dis ci man parce que monsieur le maire Abdallah Tall moo waroon a teewe lii yàlla dogal mu am ay yitte yoo xam ne ca la nekk ba tax mënta ñëw mu yebal ma ànd ko comme ni ma leen ko waxee ak assistant muy Amath Mbaye ñu ñëw pour teewe bés bi bés bi nag dañ ciy sant yàlla parce que dañ koo parrainé sunu xarit di sunu doom di Lamine Diakhaté nekk nag adjoint maire monsieur le maire nee na Lamine Diakhaté mi bu sañoon tey waxul Fatima rek mais day ànd ak Lamine gunge ko ci bés parce que Lamine nekk na adjoint ci maire bi mais am ci itte am ci solo am liggéey boo xam ne bii ci dëkk bi comme dëgg yàlla xolam sedd na ci Lamine trop te loolu ñun ñii mën nañ ko seede kon Lamine monsieur le maire nee na bés bii tey bu sañoon day ànd ak yow toog ko fii mais yaakaar naa ne yow xam nga li ko tënk ba mënta expliquer kon Lamine ñun ñu ngi lay sant di la gërëm Lamine nag mi ngi ànd ak waa juróom bu jigéen pour wan leen fu mu tollul bés bi mi ngi ànd ak waa juróom bu jigéen ak soxnaam ak xaritam doomu ndeyam monsieur Seck nekk professeur kon loolu rëy na lool Lamine bés bi ñun ñoo ko bokk suñu bés la xale yi ñaanal nañ la fi ñaan bi la ñaanal yàlla na ko yàlla nangu ci daraja Nabi Moustapha xale bu baax nga xale bu yaru nga xale bu am sutura nga xale bu mën a ànd ak mag kon loolu mënuñu lu dul seede kàddu yooyu si biir mbooloo buñ jógee si foofu ci Lamine dana ñëw ci marraine bi suñu soxna la borom këram suñu rakk la suñu xarit la ñuy monsieur Diatta madame ñi ngi lay sant di la gërëm am yitte nga ku am yar nga ku baax nga ku jullite nga ñun ñii koñ bi mën nañu seede loolu man defe naa ne quartier bi mën naa ci wax lu bari parce que maay 5e personne bu indi sama njaboot kon loolu dañ koy seede nga ànd ko nag sama ñaari jarbaat muy Khady Diallo ak Burilo kon sa délégation itam gis nañ ko rafetlu nañ ko ñu ngi lay sant ñu ngi lay jaajëfal Fatima lii mu def loolu rek la mën parce que yaakaar naa ne góor gi su ma juumul Fatima fan la juddoo fan ci Casamance comme ni ko papaam waxee Fatima yéen a ko dégg ma ngi juddoo Casamance mu ngi juddoo Bignona wax na ma papaam wax na ma papaam mi ngi Tàngori man Tàngori maa ngi fa ñëw 1966 le 1er janvier 66 ñëw naa Tàngori def Bignona 3 ans yaakaar naa ne secteur boobu xam naa ko bu baax waaye gis ngeen tey li nga xam ne lii moom la fa mu juddoo la mu fa ji fan la saxe fii la saxe kon tey ñun
amel nañ la ngërëm boo xam ne bii xam nañu fu mu tàmbalee mais xamuñu fu mu yem Fatima li mu def fii ci Mboro yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ko bokk tey fii la sax Fatima nag ñu ngi koy sant jëggaaniwul lii mu am da ko joxaat waa koñ bi muy Mboro Neuf di Daaru Salaam Cité Mariama parrain bi fii la dëkk marraine bi fii la dëkk kon Fatima jaajëf. bi muy nekk ci waawoon di fa jàng papam tooguloon da doon dem di ñëwaat yaakaar naa koo xam ne nag boo demee def temps bu yàgg loo nga ñëw am na loo xamante ni su sooxewul sa ginnaaw rek ka nga fa bàyyi te man loolu man maay xayru shaahidin ci loolu parce que kii yàlla moo ñu boole ca daara ja comme niñ ko waxee daara ju nekk dina am ku la teete ndax ñun ñëpp sax bokk nañu am sëriñ daara Oustaz Abdoul Aziz Ba ak Oustaz Abdoul Aziz Koli waaye ñoo leen féete woon magu daara moom nag suñu sëriñ daara lay wax waaye loolu joxe cëram la rek waaye ñun am nañ sax ñoo xam ne ñoom ñooy sëriñ daara yi waaye yaayam ji jigéen joo xamante ni yàlla xam ne ba léegi nii dama koy joxe référence ñi may waxtaanal te moom sax fekkewu ko ba ñu gëjee gisee tey yàgg na ci taxaw bu mu taxaw ci njabootam mu jàng ba am lii kon Fatima li nga am lépp say waajur yi ñoo la ko fàggu kon jërë ngeen jëf kaddu ngeen foofu rek laa ko doon orienté ko defee yéen ñi toll ci jox seen doom Fatima mu di ko jàngal ku ci bëgg mu mel ni moom taxawal taxawaay bi yaayam taxawoon rek parce que xale bëggul dañ koy bëggal Fatima bëggul li mu nekk de dafa màgg dañ ko koo bëggal mu màgg xam ne lu baax la mu bëggal ko boppam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu sang yi indi sant suñu ay wéyjur di sant bu baax a baax suñu wéyjur bu jigéen bi nga xamante ne moom moo ñu gunge tey loolu nag li muy jëmmal rek mooy wane yitte bi nga xamante ne def nañu bis bii tey ndaxte man xëy na li si ëllëg public damay dem si nit ñi lu bari waaye li ma fay yóbbu samay wéyjur lu bariwul kon lii day wane rek solo suñu jox bis bi ñuy santaat bu baax a baax Seyda Fatima cant gi suñu cantu bokk sax waaye jàpp bu mu jàpp suñu njaboot yàlla dafa dogal sama benn doom ñu ngi koy yoree ak léegi ëpp na fukki at boobu xamante wu ma ko daan xëy di ko yóbbu dajante moom ci daara ji yàlla def kóllëre suñu diggante ba ni mu nekkaatee fii ci jardin d'enfants islamique bi nekk fii ci lycée bi sama yeneen doom di fa nekk mu nekk di leen jàngal bi mu tolloo ci samp daara mu ñëw waxtaan si ak man ma waxtaan ak moom ni ko matul ngay xaar loo am rek tàmbale mu ne ma amu fu ma def ma ne ko garage bi gis sa kër mën naa def dara tàmbalee fa bi ñu demee ba mu bëgg a wut daara mu ñëw wax ma ko ma bind projet jox projet boobu tey bokk na ci li jur lii kon kóllëre gi ñu am du tàmbaliwul tey meen yàgg la kon bu jëlee bis tuddee ma ko yaakaar naa ne boppam la ko tuddee war kon ñu ngi koy sant di sant borom këram Ibu di sant ay wéyjuram maanaam tey Seyda amul lu ma xamul ci moom ay wéyjuram li ma leen di xale ay xew yu muy dem di ma ko wax moo tax kon Baye Youssou ñu ngi lay dalal fii si Mboro di la sant di la gërëm ndaxte xam nañ ni yoon yi sori na te yónnee rek doyoon waaye Baye Ablaye mi fi ne doyu la da ngaa ñëwoon sa bopp kon ñu ngi lay sant bu baax a baax ma sant bu baax a baax monsieur le maire Abdoulaye Tall jaare ko ci délégation bi ñu fi yabal tey di ko jiite suñu papa Moussa Sy nekk délégué de quartier liñ koy sant moom mooy taxawaay bu mu am ci jàng ak jàngal bëgg bu mu am ci njàng ak jàngal tey jii taxawaay bu mu am équipe am tax na ba ku nekk xam na ni am na ay jéego yu dox ci njàngum alxuraan fii ci biir Mboro loolu tamit dañ ko ciy sant waaye di ko ñaanal rek yéen bi nga xamante ni moom la yàlla teg ci loo sax
yàlla na diis waaye tamit yàlla na ko àttal kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm taxawaayam bokk na ci li nga xamante ne ek daara ju mel nii tax na mu am ci biir mbool ginnaaw loolu xam naa ni parrain bi mu tuddati les partenaires bi ñu ma fekk waaye dama yëkkati ak cant bàyyi ko fi ñu yeggaleel ma ko ci ñoom ndaxte dañoo jël seen alal def ko ci li ñu gën a fonk ñun muy suñu njaboot tey jii képp koo xamante da ngaa jël def ci daara ji suñu njaboot nga ko def kon dañ leen di sant di leen gërëm ndax teel nañoo gëm projet bi teel see def seen alal kon tamit bu ñu ñëwee gis daara ji mel nii yaakaar nañ ni kóllëre gi ñu am ak ñoom day sax kon ñu ngi leen di sant baax baax di leen gërëm di ñaan bépp dërëm bu ñu fi def bépp coono bu ñu fi def bépp ñaan bu ñu ñaan ci daara ji wala bépp alxuraan bu ñu fi daan yàlla na yàlla jox seen cër kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm dinañu sant tamit ñi nga xam ne ñoo dëkk si koñ ndax daanaa fi jaar bi ñuy liggéey léegi-léegi ñu baare leen léeg-léeg mu xat waaye loolu lépp ñu jële ko ak mbégte di si ànd ak ñun ci liggéey boobu léegi-léegi ñu jël seen doole def si jël seen alal dolliwaat kon ñoom tamit dañ leen di beral sant bu wér dinañu sant nag la marraine nga xamante ni kàddu gi moom kese mënoon na koo mate ndaxte képp koo xamante ni tudde nañ la yaakaar naa ne li nga def moom moo tax kon moom ak délégation bi mu àndal yëpp ñu ngi leen di ndokkale ci bis bi di ñaan yàlla lépp luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu te ginnaaw bu ko nangoo yàlla na ko ful def ko si njaboot dinañu sant tamit xam naa ñu doon tabax école bi ndaxte li tax di leen sant moom mooy ko xool liggéey bi si biir di nga xam ne liggéey bu mucc ayib la ci def te loolu dafay méngale rek yéene ji ñu am damay wax ne école bi ku ko xool xam ne seen ñàkk la ak seen doole kon ñoom it dama leen di beral cant bu baax a baax a baax di sant parents d'élèves ndax dañuy wax ne ku jël sa doom joxe ci dina sa xol waaye ñoom ñi nga xamante ne ñoo jël seen doom joxe ñoo bëgg ñu am yar ñoo bëgg ñu am diine kon loolu nga xamante ñu koy séntu seen ay njaboot yàlla nañ ci am ñu ub seen jot may wax nag xale yi ni daara ji bu nga fi defee yéen a ko moom tey daal moomu ko parents d'élèves yi moomu ñu ko yéen a moom daara ji kon yéen a koy sàmmal seen bopp ndaxte dañoo bëgg ngeen doon exemple ci Sénégal dañoo bëgg ngeen doon exemple ci réew mi kon nag ngeen jàpp seen ñi leen di jàngal jàpp leen ak seen i fukki loxo nungul leen te déggal leen ba lépp lu nga xamante ni yàlla def na ko ngeen bokk ci àdduna bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy décidé yàlla mën na ko yàlla def dinaa ñëpp samay kàddu di santaat ñëpp ñoo xamante teew nañ xam naa ni kàddu yi xaw na jaxasoo ndaxte dañu fee wax kiis bu xaw a dal suñu kaw waaye loolu lépp sant ko suñu borom moom moo jëlaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi sant bu baax a baax nag délégation bi ma àndal ndaxte ginnaaw sama yaay ak sama soxna ak sama ay doom yi ma àndal maa ngi ànd ak sama xarit muy Alioune Badara Seck nga xamante ne fépp fu ma jëm mu nekk sama wet. ñu leen di nuyu di leen ziar di wàcc leen di nekk wàccuwaayam di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di indi suñu kàddu yi rek ci turu marraine bi Fane Maram Niang mu andi ay kàddu cant ak ngërëm Fatou Maram mi ngi lay sant bu baax di la ñaanal ndax mënoon nga koo xeeb waaye lii nga def dafa wane ne seqoo kooku moom ci mbiri alal dangaa xam ni mu mel ci diine xam ni mu mel ci daara nga jox ko cër muy lu ñu mën a seede ci moom nag ndax ñun ñi dëkk ak moom ànd ak délégation bii nga xamante ne ñoo nekk ak moom ku ne xam na éducation Fane Maram Niang am na yar am na teggin am na diine respecté na ay magam respecté ay kilifaam kon moom lii nga ko jox da koy yelloo lu mu moom nga ko jox lu mu xam tamit nga ko jox ndax man tey jii samay sët rek ñoo fi nekk mais samay doom ñi jaar nañ ci ñoom macha allah ñu ngi ñaanal yal na yàlla suqali daara ji yal na ci yàlla def taw féex di kontaan bu baax yéen délégation bi ànd ak Fane Maram sant na leen gërëm na leen di sant tamit borom këram xat-xati jamono ko jàpp moo tax ñëwul waaye ku baax la ko dooleel la ndax jigéen lu mu mën rek jëkkëram moo ko dooleel bu dul woon ñoom it ñun ñii duñ fi teew kon ñun ñëpp ñu ngi sant suñu borom kër yi ñu bàyyi ñu ñëw fii ñu ngi sant suñu chef de quartier bu jógee léegi di sant Lamine Diakhaté bu baax. di nuyu mbooloo bi fi teew yëpp di rafetlu jotaay bi
di sant gërëm waa quartier bi ba pare surtout jigéen ñi lafcat jigéen ñi seen taxawaay rafet na trop waa Daaru Salaam di dellu nuyoo tamit sunu soxna si yaa Seyda Fatima Sall très modeste mais di jàmbaar liggéeykat bu mag bu xarañ mooy dellu nuyoo également parents d'élèves bi yëpp ñu am confiance dénk ko njaboot ji mooy njabootam may nuyu parrain bi Lamine Diakhaté di ko jaal au passage parce qu'il a perdu un parent tout de suite moo tax mu yeewee ko ki dem yàlla ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana di nuyu également marraine bi Fatou Maram Diatta jàmbaaru l'islam jigéenu l'islam liggéeykat bu ñu ràññee si koñ bi ak délégation bu mu àndal sama ministre de la communication Boury Lo ak ñi ñuy àndal yëpp du discours li ma fi waxoon daaw rek moom laay waxaat kaddu cant la ngërëm la chaîne de l'espoir ONG yiw ñii fi nekk ñu ñëw tey muy may inooy ñëwoon fi daaw baaxee ñu li ma ko tuddee woon daaw muy joyau muy salle de classe bi bien équipé ñu jotoon leen fi gërëm daaw les images sont toujours vivantes maa ngi leen vidéo yeeg photo yëpp ba léegi remake comme on le dit delluwaat encore defaat ko c'était pas si évident nga xam ne ni fu ñu orienté woon seen action bii waaye yàlla ak mbaaxam moo leen andiwaat ba ñu mayaat ni une deuxième classe muy partenariat boo xamante ni dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax kon may inoo yi ONG bi mënuñu lu leen di leen sant amuñu seen fay lu ko xale yi daan wax léegi-léegi dañuy bàyyi yàlla mi am fay yàlla fayal ñu leen. Partenaires, chers enseignants, chers parents et camarades, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui. Au nom de tous les élèves du jardin d'enfants islamique Yaye Aminata Sall, nous sommes réunis pour l'inauguration d'une nouvelle salle de classe rendue possible grâce au soutien précieux de nos partenaires Andi Bay Emma et Inoy. Chers partenaires, grâce à votre engagement et à votre générosité, nous bénéficions aujourd'hui d'un cadre d'apprentissage supplémentaire, mieux adapté à nos besoins. Cette salle de classe représente pour nous un lieu de savoir, mais aussi un symbole d'espoir et d'avenir. Nous vous disons sincèrement merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir contribué à notre éducation qui est la base de notre réussite. Nous n'oublions pas qu'à la veille de la date d'anniversaire du 4 mai 2025, l'inauguration des nouveaux locaux de notre école avait déjà marqué une étape importante. Aujourd'hui, avec cette nouvelle salle, vous continuez de faire grandir notre école et de renforcer notre avenir. Chers bienfaiteurs, votre geste restera gravé dans nos cœurs. Nous vous promettons de travailler avec sérieux, de bien apprendre et de faire honneur à tout ce que vous avez fait pour nous. Qu'Allah vous remercie abondamment. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Je vous remercie de votre aimable attention. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ginnaaw bi ñu leen nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi
te mooy yàlla na jàmm ak yërmande yàlla ak barkeem nekk ci yéen nekk ci mboolem ñépp ñu fi teew nuyoo bi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala moo ñu ko tànnal ñun jullit ñu koy nuyoonte te bu ñu fi jógee ëllëg dem àjjana ñun ñëpp nuyoo boobu la ñuy nuyoo yàlla ñu ko yàlla nangul xam naa ni li ma bëgg a wax lépp li olof wax ni li duuf ci nag wi xajul ci cin li li duuf ci nag wi xajul ci cin li Adja Fat Diaw Sall am na ustaasam bu ko wax léegi indil leen benn taarix ci taxawaayam ak bëgg gi nga xam ne moom la bëgg lii bi mu jógee Casamance ñëw Tiwaawan ci la continuer am njàngam ci moom waaye bi mu demee ba gis ni moom it alhamdulilahi rabbil alamin la ni papa dama bëgg a dem Thiès yokki sama njàng ma ne ko bismillah ci la dem Thiès ci école Jamaat Ibaadu Rahman bi nekk foofu àggale njàngam yàlla dogal ci mbaaxam Ibrahim gis ko ñoom ñaar ñu bëggante ñu may ko Ibrahim maa ngi koy nuyu bu baax te di ko sant bu baax 990 bi may jógee quartier notaire ca Géejawaay complexe bi laa fi bàyyi mu Jamma al Islami R+1 laa fa bàyyi te sama dërëm dugg ci ku mel ne ñii docteur Wade ak ñi ma àndal ñoo taxaw am benn complexe islamique bu ñu ma tabaxal jumaa nga fa ak ay classe ak direction ak ay toilettes ñu mel ne ñii ñoo taxaw def financement boobu sama dërëm dugg ci. La parole. Mais sur ordre donc de notre responsable qui est là, on nous a demandé de prendre la parole pour vous gratifier notre reconnaissance éternelle. On nous a demandé donc d'écouter. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quelle nation tu seras. Et si quelqu'un va avoir une bonne récolte, il faut au moins choisir de bonnes graines. Et je crois que la graine, elle est là. Vous nous avez permis donc d'inculquer à ces enfants des valeurs qui franchement dépassent l'entendement. Je parle sous le coup de l'émotion, vous allez comprendre. Mais honnêtement, nos remerciements vont à l'endroit donc de Maï Ilori. Il y a Saïda Fatima, vous dit merci du fond du cœur. Nous les parents, nous vous disons merci du fond du cœur. Notre papa qui vient de prendre la parole, il vous gratifie lui aussi sa reconnaissance. Donc, il faut comprendre que je ne suis pas préparé pour la prise de parole. D'habitude, je parle très bien en public. Mais aujourd'hui, je suis un peu éclairé par l'émotion. Vous allez comprendre. Et je vais écouter mes paroles ici. Merci, merci, merci. Qu'Allah vous paie au-delà de vos espérances. Merci beaucoup. J'aimerais remercier notre sœur Fatima. Parce que ce qu'elle fait, c'est bien avec toute son équipe, ainsi que son papa qui est présent. Et j'ai senti une certaine émotion en elle parce que je l'ai vue pleurer, elle a baissé la tête, elle croyait que je ne l'avais pas vue, mais je l'ai vue. Il y a une chose qu'il faut comprendre, si nous on est présent à côté de vos côtés et qu'Allah nous a permis d'être la cause de construire les 2 salles de classe qu'on a fait chez vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le Coran, il met des versets bien précis. Comme un petit exemple. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.
Entraidez-vous dans le bien et la piété. Et malgré que on n'est pas sénégalais, on va dire, de naissance, mais on est sénégalais de cœur. La preuve, je me suis marié avec une sénégalaise. On est très content d'être là aujourd'hui et sachez une chose, on est une association qui vient depuis 2015 au Sénégal. On a fait toutes les régions et tout à l'heure, vu que ton papa y parlait en Wolof, j'ai compris qu'il parlait de Ziguinchor. Et à Ziguinchor, on a fait beaucoup de pays aussi là-bas. On a fait beaucoup de régions, beaucoup de villes. On a été de Podor jusqu'en Casamance, en passant par vous. Et pour nous, ça nous tient à cœur, la construction de salles de classe. Pourquoi? Parce que nous, on vise bien sûr la future génération. Et la future génération, c'est les enfants qui se trouvent derrière nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un simple homme. Je suis simplement le président de l'association. Mais sinon, derrière, vous avez des gens qui financent. Et parmi les gens qui financent, vous avez des gens qui sont juste ici.